téléspectateur yu ITV di leen dalal jàmm seen émission kennu askan wi ñu am mbégte dellu si bi naka noonu tey jii si àllarba gi ñu am mbégte di dalal maître Aliou Sow nekk juriste naka noonu mu nekk directeur général bu SAPCO maître Aliou Sow aussi membre la si task force républicaine maître maa lay dalal jàmm ci plateau kennu askan wi fii si ITV. maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur yu ITV. di nuyu ñëpp di leen wax ni. maa ngi am mbégte di wax ak ñoom tey en tant qu'invité. alors tey jii nu ñu fas yéene waxtaanee mooy couvre-feu partiel bi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko jëm ci wàllum région wu Dakar ak région wu Thiès lan la si yoon bi wax ak tamit état d'urgence nan la ko yoon tëralee loolu yëpp ñu fas yéene ko faram-fàcce si bile waxtaan loolu yëpp suñ ko fas yéene yaatal dañuy dem régie dégluwaat. lenn si pàcc yu nga xamante ni jàpp nañ ni bokk na si pàcc yu am solo bi nga xamante ni njiiti réew mi dem jëbbal na ko askan bi ñu dellu soit si plateau bi. jógaat na nag jóg bu jéggi dayoo boo xam ne buñ si gaawul taxaw dana indi ay musiba am na luñ si tàmbali gis si ni feebar bi lawee ak ni nga xamante ne noonu la cas grave yi am ci service sauvetage yi ak nit ñi si ñàkk seen bakkan ni mu mel. loolu nag nekk na loo xam ne boo ko gisee te taxawoo si taxawaay bi war dinañ dem bu mu dépassé ñu te musiba boobu muy indi ñaanuñu yàlla mu ñëw Sénégal ndax xejul si ñun te ginnaaw yàlla def na ba tey jii naam ñu ngi laamisoo wàllu ñàkk bi nga xam ne buñ ko defee xëy na mun na indi ab tan waaye fii ñàkk boobu di ñëw faaw ñu continuer di taxawaay ñu waroon taxaw mooy lan mooy di moytu dajaloo ak sëmbaxloo moytu bañ a joxe loxo yi ndax feebar bi ci loxo yi lay jaar di takk masque yi ñu wax te di dàndandoo loolu rek mooy li nga xam ne moo ñu si mën a génne loolu tax nag ma ne bi ñu gisee feebar bi ni mu lawee rawatina si région wu Ndakaaru muy capitale bi ak région de Thiès ñoom ñaari gox yooyu boo leen boole téeméer boo jël suñu feebar ci réew mi juróom-ñeent fukk yi daanaka foofu lañ nekk kon ñaari région yooyu dinaa jël état d'urgence à partir de ëllëg boo xam ne dana indi ay restriction maanaam danañu wàññi dem bi ak dikk bi te dinañ def couvre-feu si dëkk yooyu la muy région de Dakar région de Thiès lu ko dalee juróom-ñeenti waxtu si guddi ba juróomi waxtu ci fajar. Maître Aliou Sow ñoo ko déggoon mu nekkoon njiitu réew mi président Macky Sall yan commentaire nga siy jébbal laataa ñuy xuus bu baax si waxtaan bi. li may wax mooy président Macky Sall wax na ko dafa dajale comité national de gestion des épidémies. maanaam mooy kuréel bi nga xam ne ni moom moo dajale. boroom xam-xam yi ci wàllu wërgu-yaram boroom xam-xam yi ci comme wàllu kër docteur yi ay professeur déglu leen ñu defal ko situation bi nga xam ne ni moo nekk tey Sénégal ci wàllu corona li nga xam ne ni mooy mbas bi ñu defee réunion boobu ci juróomi waxtu mu xam ne ni nag réunion bu am solo la président ne baax na ma jël décision gën a encadrer riposte bi parce que ndaxte tey gis nañ première vague bi nga xam ne ni ci mois de mars bi mu lancé état d'urgence bi mu jëlee dogal ci état d'urgence gis nañ ci résultat yu am solo ñu dem nag ba benn waxtu ñu gis ni mbas mi mu ngi jéegaat am na ay cas yu grave am na aussi ay décès yu bëri ñu fi gaañu président nag moom mooy président de la République moom moo am responsabilité di dogal pour aar askan wi te ñu gis ni beneen importance décision bi mooy da ko yemale ci Dakar ak Thiès. ñu gis ni aussi ci wàllu constat mbas mi ci Dakar ak Thiès lay gën a circuler. téeméer boo jël 90 yi juróom-ñeent fukk yi Dakar ak Thiès la donc wane na ni rek mesure bi dañ ko adapté par rapport ak données yi nga xam ne ni maanaam li fi xew ci waxtu bi ñuy wax ni donc loolu moo tax man jàpp naa ni décision la boo xam ne ni yoon may na ko président de la République beneen bi mooy daf ko jël mu sukkandikoo ci
ay rapport ak waxtaan bi mu am ak ñi nga xam ne ni mooy borom xam-xam kër docteur yi. mu daal di jël dogal boobu. alors dogal bi nag président de la République jël fukki fan ak ñaar la. waaw 12 jours. ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome dem dégg nañ ko ci RTS suñu naataango yu nekk ci RTS mu ni mbir mi su ko laajee mën nañ ko yokk. alors état d'urgence lan la si yoon wax. état d'urgence. oui. li ki njëkk a wax état d'urgence mooy constitution. oui. constitution moo jël article ne yoon may na président de la république mu décréter état d'urgence. mu ne ko mën na ko décréter ci fukki fan ak ñaar mën nañ ko yokk n'est-ce pas assemblée nationale moo koy constater. bu ñu weesoo loolu constitution ne am na loi boo xam ne ni spécifique buy tëral nan la ñuy doxalee état d'urgence. oui. et bu ñu weesoo loolu boo xoolee tey ci fan yi ñu weesu adopté nañ fi benn projet de loi pour yaatal li nga xam ne ni mooy état d'urgence gën ko préciser ci wàllu catastrophe naturelle ak crise sanitaire lu mel ni. oui. li ñu tàmmoon ci état d'urgence fii ci Sénégal mooy ci loo xam ne ni ay trouble xam ne ni maanaam ay jaxasoo yoo xam ne ni. wala ci wàllu ay élection wala ci ay crise universitaire ay 1962 63 bi nga xam ne ni président Senghor ak Mamadou Dia ñu ngi doon xëccoo. ñu jógee foofu en 1968 bi nga xam ne ni mooy crise universitaire bu mag bi fi amoon diggante Senghor ak université yi ak syndicats yi. ñu jóge fa ci régime Abdou Diouf en 1988. ak en 1989 ak événement wu Sénégal Mauritanie yi. ñu jëloon fii ay ndogal ci état d'urgence. bu ñu weesoo loolu ci en 2020 bi ñu amee mbas mi le président Macky Sall le 23 mars. jël ndogal pour état d'urgence mais bii dafa nekk état d'urgence sanitaire. maanaam état d'urgence boo xam ne ni pour xeex mbas boo xam ne ni bu doy waar boo xam ne ni adduna bi kenn xaaru ko woon. alors dogal bi njiitu réew mi jël ginnaaw ba nga xamante ni première vague bi état d'urgence ak couvre-feu amoon na fi ñu dem assemblée nationale loi d'habilitation lépp alors bii nii su naree weesu fukki fan ak ñaar foog président de la république dem assemblée nationale soo ko mënee leeral suñu mbokk tey. waaw xam nga président. yoon da ko may mu décréter ko. mais bu passé si bu ko décréter ba pare assemblée nationale moo koy habilité. moo koy maanaam day bu dee assemblée nekkul ci session dañ koy woo. conférence des présidents yi daje ñu woote assemblée. ñu daal di constater ni président décréter na état d'urgence habilité ko bu laajee aussi yokk maanaam délai bi nga xam ne ni moom mooy délai de 12 jours bi loolu aussi dañ koy constater. et président su boobaa li ñuy wax état d'urgence particularité état d'urgence mooy maanaam dañuy yokk. li ñuy wax les pouvoirs de police administrative. ndaxte boo xoolee principe bi mooy principe liberté yi. maanaam citoyens yi dañu am yoon da leen may. ñuy dem di dikk te amul waxtu bu koy tënk. ñuy dem aussi ci wàllu liberté loo xam ne ni principe bi mooy liberté yi bu ñëwee nag ba ñu génnee état d'urgence dafa am ay pouvoirs yoo xam ne ni dañ ko concentrer ci autorité yokkal ko autorité administrative yi. alors lan ngay tontu kujje gi ñu nekk ci opposition bi ñu ni président de la République dafay bëgg profito ci état d'urgence bi ak tamit lu ko yoon may mu gën a dooleel pouvoir am. non président de la République. soxlawul état d'urgence pour dooleel ay pouvoir am président de la République pouvoir yi mu am. constitution moo ko jox. te constitution boo liiree constitution du Sénégal. prérogative président de la République macha allah doy na ko pour jël bépp dogal bu mu soxla. kon daal jarul mën na bañ sukkandiku ci état d'urgence. mais état d'urgence xam nga état d'urgence non état d'urgence lii wone boo xoolee tey état d'urgence du Sénégal rek moo koy jël. état d'urgence ñu ngi koy jël ay couvre-feu ñu ngi koy def ci ay dëkk yoo xam ne ni ñoom la ñu jàpp ni mu ñooy dëkk yu gën a taxaw ci wàllu démocratie mooy Europe. parce que nit ñi aussi
yenn saay baax na ñu jël ay dogal yoo xam ne dina leen pousse as tuut ñu mën a quand même comprendre ni président wax na ko l'heure est grave maanaam waxtu bi moo laaj ndogal bu toll noonu waaw alors léegi xam nga waxtu bi moo laaj ndogal bu nit mel président de la République waxoon fii il faut apprendre à vivre avec le virus jëm ci jamono ñu xaw a assouplir nit ñi tamit delluwaat ci seen activité li ni mel amaat alors est-ce que couvre-feu réellement mën na régler situation bi suñu xoolee ni journée bi nit ñi suñu yeewoo fajar suñu xëyee ñu ngi dang-dangi ñu ku nekk yaa ngi dox sa soxla ñu ngi liggéey alors journée bi oto yi nit ñi dem beeg dikk beeg yépp ñu ni lay couvre-feu Dakar Thiès 21h ba 5h du matin waaw xam nga loolu est-ce que réellement mën na am impact bu am doole ci feebar bi waaw pour man am na impact mën na am impact bu am solo man impact man du ma expert ci wàllu faj oui mais c'est-à-dire le choix quoi lu tax couvre-feu 21h 5h du waaw matin xam te nga journée bi nit ñi ñu ngi dox seen waaw xam nga ñoom bi ñu dajee oui ak comité national de gestion des épidémies CNG xam nga ci wàllu xeex mbas waxuma rek corona façon ni ñu koy xeexee dafa am benn aspect boo xam ne ni mooy aspect scientifique professionnel oui ñoom am nañ ay information am nañ aussi ay données ak ay fu ñuy sukkandiku pour wax ni waxtu wi war nañ ko mën a war nañu mën a organiser nit ñi pour wàññi seeni circulation ak seen déplacement. waxtu bu mooy 21h 5h 21h 5h du matin. mais est-ce que 21h 5h du matin aussi. Aliou Sow waaw xam boobu waxtu boobu la activités yi dana bëri noonu. waaw xam nga activité. oui maanaam tey boo xoolee dañuy am na waxtaan naa si ak ñu ñoo xam ne ni ñu ngi gëstu si wàllu woowu dañ ne am na benn période boo xam ne ni dañu war a wàññi circulation virus bi. day am heure boo xam ne ni war nañ mën a arrêter pour que ñu wàññi. circulation virus bi. bu nit ñi xam nga ñun boo xoolee Sénégal ak yenn dëkku Afrique yi defuñu confinement total parce que amuñu dooleem. amuñu moyen foog ñu bàyyi nit ñi ñu génn dem doxi seen soxla liggéey wàcc. ku liggéey nag ba 21h jot nga wàcc dem sa kër amatoo yeneen contact. rythme de transmission bi dina wàññeeku mais bu ñu ubbee entre 21h 5h du matin aussi am na si ñoo xam ne ni guddi la ñuy liggéey am na si ñoo xam ne ni aussi si guddi boobu mën nañ dem restaurant mën nañ dem waxtaan grand place loolu yëpp ay facteurs de transmission virus bi xëy na loolu bokk na si li tax ñu jël ndogal pour que de 21h à 5h du matin ñu mën a au moins camper nit ñi ñu toog seen kër ak aussi loolu je pense que mën na jàppale riposte bi. ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs ñu ngi dalal maître Aliou Sow nekk juriste directeur général bu SAPCO naka noonu mu nekk membre ci task force républicaine mën ngeen participer ci émission bi soo leen wootee ci 88 628 74 74 88 628. 74 ñu waxtaanee lépp lu jëm ci wàllum état d'urgence partiel ak couvre-feu bi nga xamante ni njiitu réew mi jël na ko mu soxal Dakar ak Thiès mu nar a tàmbali tey jii ci àllarba gi su juróom-ñeenti waxtu ci guddi jotee. alors maître Aliou Sow xam nga président de la République nee na mbir mi partiel la Dakar ak Thiès est-ce que mënuñu xaarani ak tamit conseil des ministres tey mbir mi gën a yaatu. yenn ministères yi aussi muy wàllum commerce wàllum transport ñoom aussi ñu dugg ci ndax fekkee ni dañ yem ci couvre-feu bi Dakar Thiès te teewul transport yi ñu ngi dox marché yi ñu ngi ibbi loolu yëpp est-ce que couvre-feu bi mën na régler situation bi encore une fois. waaw xam nga président ci discours bi mu def dafa ne tey ci conseil des ministres bi conseil des ministres dina gën a saytu xool yan décision la ñu mën a jël. si application mesure état d'urgence bi mais également yan mesure yan dogal la ñuy mën a jël pour gën a dooleel maanaam xeexu mbas mi donc tey mën nañ xaar bu ñu paree conseil des ministres
am ay dogal yu bees yu si yokku pour jàppale li nga xam ne ni moom mooy ministère de la santé ak ministère de l'intérieur ak xëy na yeneen ministères yoo xam ne ni concerné nañ loolu da leen concerné pour que ñu mën a contenir li nga xam ne ni tey jàpp nañ ni nu ngi si deuxième vague boo xam ne ni loolu tey gis nañ si fan yi weesu cas yi les cas de décès. oui mu léegi même par jeunes yi 6. sax même jeunes yi ñu ngi si biir ndax première vague bi dañ doon wax mag yi mais vraiment deuxième vague bi gis nañ si ay jeunes yi nga xamante ni ñu ngi réanimation. réanimation il y a trop de cas en réanimation. oui cas yi nekk réanimation bëri nañ. ñi gaañu bëri nañ boo ko multiplier presque c'est par 6 ministre de la santé wax na ko. kon te aussi structures yi am na nu ñuy bëri ay cas yu grave duñ ko attan duñ ko attan. oui duñ ko attan donc li gën mooy li président de la république jël mooy maanaam gestion bi nga xam ne ni préventive maanaam mën nañ encadrer yokk nga xam ne ni sensibilisation population yi si geste barrière wax na ko nee na maa ngi woo képp koo xam ne ni leader d'opinion nga. maanaam boo waxee nit ñi dinañ la déglu wax na ko si nee na xalif kër diine yi. chef religieux yi wax na ko nee na ñoom ñëpp. taskatu xibaar yi taskatu ñëpp képp koo xam ne ni tey boo waxee dina am ñu la déglu. na nga génn wax pour que ñu gën a sensibiliser. population yi. mais le problème mooy c'est vrai ba fi corona bi duggee le 2 mars nit ñi ñu ngi sensibiliser fànn yu bëre alors le problème mooy ba léegi nii nit ñi am na ñoo xamante ni respecté wuñu geste barrière yi lu tax ci sa gis-gis wax nañu sensibiliser nañu nit ñi ñu ngi wax ba sonn mais am na si ñoo xamante ni respecté wuñu am na ñoo xamante ni duñ takk sax masque. non président wax na. oui ni am na relâchement maanaam. relâche bàyyeeku. am na benn instant bi corona bi démarré. maanaam bi bas bi feeñee nit ñi tiitoon nañ lool. ñu dem ba ci biir. ñu jàpp ni ñun daal Sénégal. xëy na du fi bëree noonu. mais bàyyeeku boobu tamit est-ce que il faut apprendre à vivre avec le virus boobu ngeen waroon communiquer bu baax a baax ba nit ñi xam ni virus yi mën nga dund ak moom mais teewul ba tey ngay respecter mesures barrières yi Aliou Sow. waaw mais président parce que moom moo nekk général bi nga xam ne ni mooy conduire xeex mbas mi dafa ne dafa jël première mesure nga xam ne ni bu mu jëlee ndogal état d'urgence. ñu am ay couvre-feu mu métti woon ci population yi. mu am nag ay résultats yu am solo. ñu dem ba ci biir ñu jàpp ni ñun suñu koom-koom suñu économie ak ni ñuy organiser suñu riposte. bu ñu waxtaanee ak population yi. war nañ mën a léegi adapté wu di dund ak virus bi. mais di respecter gestes barrières yi ak solinu masque geste barrière et cetera. mais le constat nag mooy mbedd mi aussi mbir mi ñu koy def bëriwul. mais loolu mooy relâchement. loolu dañ ko constaté loolu tax léegi nag ñu dellu siwaat si li nga xam ne ni mesure forte yi moo tax président delloo siwaat jëlaat état d'urgence delloo siwaat tey xam naa bu ñu couvre-feu si ñaari région yi nga xam ne ni région yi ñu gën a gis ni mbas mi mu ngi fay law delloo siwaat nag ne su ma dajalee samay ministre conseil des ministres bu ñu génnee dinañ jël yeneen ndogal pour gën a aar askan wi te si discours chef de l'État am na information am na décision bu am solo. dafa ne na ngeen gaaw ngeen proposer ma plan de vaccination Sénégal. oui mooy stratégie bi. stratégie nationale de vaccination loolu la wax oui. te loolu vraiment dama jàpp ni sénégalais bépp sénégalais. muy kilifa diine. muy responsable syndical muy responsable parti politique muy artiste képp sénégalais muy journaliste et cetera war na jóg ñu lancer benn initiative communautaire bu am solo pour jàppale nga xam ne ni mooy état du Sénégal. mais est-ce que jóg bi waruñ ko def tembe lu ñuy xaar. non président kay c'est-à-dire xam nga le problème aussi maître Aliou Sow mooy mbir mi sénégalais yi foog nga anticiper nga sensibiliser leen. su ko defee ñu mën a adhérer si boobule vaccin ndax am na
mbirum vaccination bi am na si ñoo xamante ni bu léegi dafa tey seen xel te président de la République si biir waxtaanam si biir waxam tamit si biir déclaration am artu na mu ni ñi nga xamante ni dañuy yàq nañu bàyyi ñuy def. état bi kon am na yéene ngir xeex mbas mi am na yéene aussi ngir vacciner askan bi alors mbirum sensibilisation ak communication est-ce que waroo leen gën a baral seen jéego si fan. waaw loolu boo gisee président wax ni. nañ ko jébbal si li mu gën a gaaw. stratégie bu ñuy wax stratégie. oui mais est-ce que tamit waru woon teel heure bii. non oui loolu. boo ndax deuxième vague bi ba mu fi duggee muy. commencé jël temps xam nga oui xam nga si riposte bi. dafa am ay responsables yoo xam ne ni sur le plan technique. professionnel waxtu bu ñu toll rek ñoom ñooy proposer. yenn intervention yi. fii nag bu ñu toll nii boo seetloo 31 décembre bi président defee discours à la nation bi mu defee interview am dafa ne vaccin bi de ñun ñu ngi xool doxalinu si wàllu si àdduna bi résultats yi ak ñu ngi saytu. affaire vaccin bi. mais mu wax ni aussi ne Sénégalais yi bàyyi xel ni vaccin maanaam ñàkk bi. li mu jàppale àdduna bi amoon nañ fi ay jamono yoo xam ne ni. suñuy maam ak suñuy pap am na jamono yoo xam ne ni am na tey feebar yoo xam ne ni vaccin yi ñàkk bi moo tax mu wàññeeku fii ci Sénégal. ak Afrique. donc tey li Amérique di def ñu gis président Joe Biden pikiiru ñu gis ni premier ministre Israël moom ci wàllu boppam mu pikiiru ak yeneen chef d'État Europe loolu ñooñu quand même dañ ko def parce que dañu bëgg a protéger wu. waaw mais alors kon suñ duggisee suñ commencé vacciner wu njiitu réew moo ci war a njëkk askan bi teg seen bët. waaw loolu buñ ci tollee. moom moo koy njëkk. buñ ci tollee buñ ñëwee ba démarrer campagne nationale. Birame Faye wax na lu ni mel. fan yii si JDD. waaw président de la République aussi moom moo war a joxe. exemple dina joxe exemple voilà mu tàmbali si moom. tey askan bi teg seen bët tey combat bi yëpp mooy. buñ définiree xam naa si fan yi néew dinañ génne stratégie nationale vaccination par rapport ak corona bi. dinañ gis ni président moo siy jiitu. parce que moom moo ko ordonné d'ailleurs moom moo wax ni nañ gaaw si affaire vaccin bi. dinañ mobiliser lépp lu ñu mën pour que ñun ñu am vaccin bi ñu aar suñu population yi maanaam ñiy liggéey kër docteur. parce que ñoom tey sonn nañ ñoom ñoo nekk en contact avec la maladie. ñi nga xam ne ni dañu am ay comorbidité maanaam ñi nga xam ne ni am nañ ay feebar yoo xam ne ni bu ñu amee corona dinañ leen gën a sonal. donc ñooñu tey ak mag ñi man jàpp naa ni lii waruñu xool ay parloo ak ay kii dañu war a xool intérêt yi nga xam ne ni mooy intérêt général. te intérêt général tey mooy ñu fexe ba suñu stratégie. si wàllu vaccin. ñu atteindre ko. kon su ma la déggee bu baax mbirum piqûre bi waruñ ko politiquer. maanaam ku jege ñi nekk pouvoir ñëpp ñoo war a xàccanoo dóoranoo ngir yëpp ngir xeex. coronavirus loolu lii ku ndax ko am na gis si ñoo xamante ni aussi seen xel daf si tey. non moo tax man la yéen da ngeen war a vraiment sensibiliser askan bi convaincre ñi nga xamante ni seen xel daf si tey. waaw loolu sensibilisation bi bu jotee. oui ñëpp dinañ ci liggéey. mooy journalistes yi mooy homme politique yi. mooy état bi mooy kër diine yi mooy kër docteur yi. mooy société civile. mooy kuréelu ndaw ñi ak femmes yi. ñëpp dinañ ci dugal seen loxo pour sensibiliser mais li am solo mooy tey. adduna bi fi mu toll waratuñu taxaw di dugal yenn xalaat yi ci askan wi. parce que loolu dafa amul yenuwul maanaa. du yoon dafa yenul maanaa sax parce que. fi nga xam ne la ñuy defaree vaccin ak li nga xam ne ni mooy wàllu kër docteur yi dafa am ay sart yoo xam ne ni tey moo leen tënk si muy ngay nit ku weex mooy nga nit ku ñuul nga nekk baadool walla ku am alal yooyu yëpp quel que soit alpha dafa am sart yoo xam ne ni loolu moom moo leen tënk te loolu la ñuy doxal mooy maanaam fexe ba ñi feebar ak ñi soxla ñu faj leen ñu mën a am lu mel ni vaccin ak ay traitement alors maître Aliou Sow sa xam-xam màcc tamit ci wàllum yoon wàllum daan yi xam nga corona bi am na si ay ñi nga xamante ni fekkee ni respecté wuñ yenn
mesures yi nga xamante ni état bi teg na ko fii dañ leen di daan dem rek ministre de l'Intérieur wax na lu mel alors si sa gis-gis wàllum sanction yi dañ ko war a gën a dëgëral pour ngir pousse nit ñi ñu mën a respecter mesures yi wala. non man jàpp naa ni ministre de l'Intérieur wala dafa war a nekk ay sanctions pécuniaires rek wala. non ministre de l'Intérieur wax na ni bu jaree sanction dinañ sanctionner mais si wàllu yoon. si wàllu yoon boo nit ki bu jalgatee maanaam si jël nañ mesure d'état d'urgence. ñu couvre-feu ku génn ñu téye la. war nañ la mën a jébbal yoon. léegi nag nekk nañ ci situation boo xam ne dëkk boo xam ne ni quand même police bi xam na ni muy dialoguer ak population ak population yi. te président wax na ko président nee na jël nañ dogal bi état d'urgence mais liñ siy xaar mooy population yi adhéré maanaam jeunes yi ak femmes yi. ndaw ñi ak femmes yi ñu adhéré. bu ñu adhéré day gën a yomb pour ñëpp. maanaam da nga bëgg wax ni askan bi aussi dañ ci war a dugal seen loxo. dañ ci war a dugal seen loxo moo gën couvre-feu su jotee yenn ndaw yi di nekk ci mbedd mi di dàqanteeg policiers yooyu maanaam warul nekk lu am ñoom seen bopp dañu war respecter mesures yi toog seen kër. dañu war respecter mesures yi. toog seen kër xam na ni lii du foo. xam na ni lii du caaxaan bu ñu jëlee décision président du jël décision parce que dafa bëgg a jël décision rek décision bu toll nii buñ koy jël dafa am ay information yu am solo. ñuy teg ci kaw taabalam. yoo xamante ni daal mënul woon xaar. moo tax mënul xaar mu jël dogal bi. parce que non boo dajalee comité national bi nga xam ne ni mooy saytu affaire épidémie. comité national de gestion des épidémies. oui nga dajale leen palais 5 heures de temps. nga pare juróomi waxtu. nga def déclaration. nga pare rek def déclaration mooy maanaam liñ la jox ci information. donc la situation est grave. loolu la wax. oui nee na l'heure est grave. oui bu ñu waxee l'heure est grave mooy maanaam tey situation bi graaw na. graaw boo xam ne ni mënuñu xaar foog ñu jël dogal yi. mais xam nga aussi l'heure est grave bi njiiti réew mi di wax waxoon naka fi après ñu dem quelque temps ñu assouplir ñëwaat na tamit wax l'heure est grave ndax soo xoolee bu baax communication président de la république si mbas mi l'heure est grave ñëw na si ñëwaat si. waaw non wax naa ko sànq. oui dama ne contexte booy xeex. lu mel ni booy organiser riposte. même si guerre am na waxtu boo xam ne ni front bi day tàng. da ngeen di jamante di dóorante ay bal am waxtu boo xam ne ni parti bi dañuy dal pour que nit ñi noyyiwaat am na waxtu boo xam ne ni population bi moo soxla woon noyyiwaat population bi moo jaaxle woon soxla ñu may ko parce que si wàllu koom-koom wax nañ ko mbas mi xajul si ñun tey gis nañ rek lu mu def si première vague bi oui donc heureusement que président de la République bi muy jël ab décision yooyu dafa engagé gouvernement pour que rapidement ñu xool nan la ñuy organiser plan de résilience économique. ak fonds force Covid-19. force Covid-19 maanaam nan la ñuy fexe ba secteur bu ne ñu ñëw jàppale la accompagner la si période bi nga xam ne ni mooy période bi gën a métti. mais loolu tamit. oui est-ce que état bi dina ko mën si deuxième vague bi si situation bi demee ba nekk situation bu alarmante. mu nekk situation bu doy waar est-ce que état au Sénégal lu mu doon def ci première vague bi dina ko def. man am naa yaakaar ni waxtu wi ñu nekk nii état du Sénégal boo gisee mu cantonné couvre-feu bi sur les 2 régions. Dakar ak Thiès mooy maanaam mu ngi adapté. riposte bi par rapport ak situation yu mu téye président wax na ko riposte bi nga xam ne ni tey ñu ngi koy def ci wàllu corona ñu ngi koy def ak ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yor information médicale yi ñu ngi koy def ak les services concernés te foofu la ñuy xoolee pertinence su décision yi mooy nee na si mairie yi communes yi ak département yi aussi nañ xool lépp loo xam ne ni ci seeni doxalin ak seeni mën-mën ñu mën ko jël pour accompagner état bi dans la riposte donc loolu ci tënk rek mooy maanaam décision yi
yi ñuy soxla pour xeex mbas mi waxtu buñ fa tollee président moom mooy dogal moom mooy jël décision te waaw. alors kon su ma la déggee bu baax Aliou Sow kon yeneen décision yu ñuy xaarani yi nga xamante ni njiitu réew mi war na ko mën a jël su weesoo état d'urgence bi ak couvre-feu bi kon bu mu bett askan bi loolu yëpp lu ñu si jublu mooy xeex mbas mi. waaw non du question non. nga xam nga des fois njiitu réew mën na jël ay décision après commentaire yi mën na bëree ñu ni woy ñun si lii nañuy daan suñu doole eliko ñoom mu bàyyi ñu daan suñu doole moom mu ñuy tëjal suñu kii bi gis nañ ko si transport bi gis nañ ko aussi si commerce bi si première vague bi kon yow su ma la déggee bu baax loolu nga bëgg ko wax. non xam nga wolof dafa ne. oui balaa ngaa ne naam nga ne fa. nga ne fa. balaa ngaa tal. oui dawal balaa ngaa tal. wér-gu-yaram jóg mooy nga am wér-gu-yaram. tey ku xam ku nekk ci Sénégal am ay mbokk am ay xarit am say andi jàmm nga nekk ci société bi maanaam nekk Sénégal dégg nga koo xam ne ni corona bi moo ko yóbbu te yaakaaroo ko woon kon tey lii wax naa ko ma bamtu ko waat ko du caaxaan du caaxaan ay président aussi tëjuwul ci bureau pour jël dogal bi dafa woote président dafa woote kuréel bi nga xam ne ni moom moo yor mbirum gestion des épidémies. te ñoom ñu ngi ci Dakar ñu ngi ci région yi. ñu ngi ci Dakar ñu ngi ci région yi. comité national bi nag ay borom xam-xam ay professeurs d'université ay docteurs ay agrégés ñoo fa nekk ay spécialistes. ñoom ñooy toog naan lii information yi inventé wuñ ko lii lañ am ci kër docteur yi lii lañ soxla heure bi pour liggéey ko lii lañ proposé président ci ndogal donc loolu wane na ni rek Sénégal dafa nekk état bu organisé te boo xoolee bi organisation mondiale de la santé xayma maanaam xool ci xeexu mbas mi yan dëkk ñoo ci ëpp taxawaay Sénégal moo nekkoon deuxième. Sénégal waaw moo nekkoon deuxième mais ba tey est-ce que bàyyeeku boobu autorités yi waruñu woon anticiper xam nga am na foo xamante ni bañ fa tolloo comme ni ko Abdoulaye Diouf Sarr waxee situation bi dafa wàññeeku woon. waaw est-ce que boobu aussi waroon leen woon tamit gën a baral communication bi ba askan bi xam ni feebar baa ngi fi ba léegi. waaw xam nga ndax suñu demee ba tolloon ci ay jours yoo xamante ni ay ñetti cas ngay dégg. mbas mi wàccoon na. waaw xeex la rek maanaam. mais am na loo xam ne nii. mais période boobu aussi accompagnement dafa waroon am. waaw non xam nga am na période boo xam ne nii. oui am na mën nga jàpp ni lii tel que nu muy évoluer day jeex. mais jàngoro bi moo am nu mu mel. gis nga tey Angleterre. dafa am beneen kanam bu mu wone ñoom jàppoon nañ ne lii mooy kanamam mu delluwaat changé wu indi beneen kanam donc loolu day wane ni rek lii du mesure yoo xam ne nii dafa fixe lii rek la jeex na da ngay adapté wu si booy xeex ak moom. am na suñu téléspectateur bu njëkk bu nekk si ligne bi ñu jël ko allo kooku dem na alors maître Aliou Sow léegi mbir bi comme ni ma la ko waxee woon sànq su passé 12 jours yi léegi ñaata temps la war a mën a def fekkee président de la République dafa dem assemblée nationale. waaw non mën na. si maanaam si wàllu délai. si wàllu délai. teg article 69 dafa wax ni 12 jours la. 12 jours. 12 jours mën nañ ko prolonger si 3 mois. loolu boo xoolee article 69. nga delluwaat aussi si li nga xam ne ni mooy article. 104 bu constitution bi. donc tey président gis nañ bi première mesure état d'urgence bi mu ko jëlee. mois de mars la ba juin. donc tey li ñuy ñaan mooy si phase bi ñu toll nii ñu mën a am résultat yi nga xam ne ni président du soxla di ko prolonger. alors geste barrière yi ngir askan bi tamit mën ko respecter bu baax a baax état wu Sénégal
est-ce que aussi waru si gën a jàpp maanaam masque yi. waaw ñu koy distribuer askan bi. bon masque yi. oui jàpp naa ni instant bii nag masque moom foo tourner Sénégal ñu ngi joxe ay masques. waaw mais xam nga masque yi wàccoon na mais commencé war na yéegaat prix bi wàccoon na commencé war na yéegaat. mais ba tey état wu Sénégal moom mu defar ay masques. waaw loolu décision yi peut-être tey si conseil des ministres bu ñu fa génnee. oui dinañ mën a am daanaka mën nañ espérer. comme ministère de la formation professionnelle et technique. am na jamono boo xam ne ni joxe woon na. DER aussi engagé woon na di joxe. ak yeneen kuréel mën na am ak ministère de la santé. xëy na bu ñu ak xëy na bu ñu génnee ak ministère de la jeunesse tout ça xëy na bu ñu génnee si lii dina am ay décisions si côté boobu. alors lan ngay ñaax askan bi tey si guddi nga xamante ni moo fas yéene waat nekk couvre-feu Dakar Thiès pour askan bi ñu jël seen ay dispositions ba 21h fekk leen seen kër te ñu bañ di jàmmarloog ak takk der yi. waaw non xam nga tey man jàpp naa ni si heure bi ñu toll nii population yi seen bopp ñi déglu information. si ñi fi jóge ñi déglu information si ñi tëdd hôpital soxla ñu jàppale leen si respiration parce que mënatuñu nooy bu baax. loolu yërmande boobu bu duggee si xolu population yi jàpp naa ni mesure bi ñu jël nii dañ ko respecté te duñu am benn difficulté ndaxte tey ñi nekk hôpital xam xëy na mën na am ñoo xam ne ni ñu ngi seen kër. ëllëg bu ñu respecté wul mesure barrière ñoom ñoo fay dinañ fa nekk nañ nekk situation bi toll noonu. donc li may woote rek mooy responsabilité. ñu xam ne ni président dafa woote woo askan wi. woo population yi si ñu jàppalante pour mën a xeex mbas mi. jàppalante boobu nag mooy muñ. nga ñu wax la ni si en principe heure bu la neex war nga dox mën nga dox génn sa kër dem dox say soxla mais buñ toll jamono bii nii ñu naan la muñal si fan yu néew mën nga ko muñ. mais si fan yu njëkk yi est-ce que dina nekk lu yomb gisoon nañ ko si couvre-feu bu njëkk bi ndax gis nga fii ñu bëri dañuy wàcc pour ñu am oto bu leen yóbbu loolu problème la am na si ñoo xamante ni sax dañ doon préférer di dox. ngir mën a àgg seen kër laata 21h di jot alors tey jour bu njëkk bi police nationale yow mi nga xamante ni observateur nga sa xam-xam aussi màcc ci wàllum yoon est-ce que tamit waruñu jouer peut-être mën nañu wax ni fair play entre guillemets si muñal ñi nga xamante ni peut-être 21h su jotee mbir mi da leen fekk si mbedd mi. bon comme man du ma ministre de l'intérieur du ma policier. la xam naa ne moom fan yu njëkk yi du yomb de du ma alkaati mais jàpp naa ni ñoom si askan wi lañ bokk. te dogal boo gis dafa am nu ñu encadrer exécution. maanaam ñi nga xam ne ni heure bi da leen bett xëy na bu ñu dajee ak ay alkaati yoo xam ne ni mën nañ waxtaan ak ñoom orienter leen jàppale leen kooku beneen kooku question de comportement personnel walla question de relation la. mais li gën a am solo mooy tey jàpp naa ni jël nañ dogal. nañ muñ respecter dogal boobu. ku war a teel a egg këram 21h xam naa ni services yi sax muy administration état. muy entreprise yi ak muy ñi nga xam ne ni seen bopp la ñuy liggéeyal décision bi génn na dinañ organiser wu pour adapter wu ak décision. boo xamee ni fu sori nga dëkk mën a waxtaan ak fi ngay liggéey. pour que ñu teel la libérer nga ñibbi. bu dee aussi ñi nga xam ne ni tey seen liggéey mayu leen ñu teel a wàcc loolu aussi décision bi amoon nañ fi benn période boo xam ne ni amoon nay autorisation pour que ñu mën a circuler. loolu aussi état da si adapté wu. donc waxuñu rek ni état d'urgence la couvre-feu liggéey day arrêté wu. donc yi nga xam ne ni nekk nañ si situation yoo xam ne da leen obligé pour ñu génn. bu ñu waxtaanee ak ñi war a joxe décision yooyu dañ leen jox décision.
sa dernier mot Aliou Sow waxtu bi jeex na. sama dernier mot mooy di leen remercier di remercier aussi téléspectateurs yi. di wax ni aussi tey ñu ngi ñaan yàlla vraiment musal ñu ci mbas mi. di ñaan yàlla aussi mu jox ñu doole ak kattan. pour que li président bëgg ci vaccin bi ñu bëgg a jënd. maanaam ñu am ko pour mën a aar fajkat yi kër docteurs yi ak ñi nga xam ne ni ànd nañ ak yenn feebar yu sensible yi ak population yi de manière générale ñu am dooleem am moyen si bu gën a gaaw ñu mën a fàttali ndaxte métti na si ñëpp métti na si état bi métti na si fajkat yi. métti na si ñëpp. ñu ñaan yàlla si at bi ñu dugg nii mu nekk at bu normal parce que 2020 du at bu normal la ñu dundoon. ñu ñaan aussi population yàlla aar leen. sàmm leen 2021 bi commencé na doy waar. waaw mais nañ continuer ñaan rek. incha allah di la gërëm bu baax di la sant mu nekkoon maître Aliou Sow nekk juriste naka noonu. mu nekk directeur général bu SAPCO nekk tamit membre bu task force républicaine di leen gërëm bu baax di leen sant mbokk téléspectateurs yi. amul seen fay ba suba incha allah ñeenti waxtu.